asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi safoo di suivre seen télévision régionale la Prestige TV ci seen émission bi nga xam ne mooy jur gi ñu leen di nuyu amaat mbégte ak contentement dalalaat leen ci at mu bees bi di ci profiter aussi di leen souhaiter tous nos meilleurs vœux parce que bi 2021 bi taxawee ba léegi ñoo ngi doog a jàkkaarloo tey nag ñu am beneen gan bu bees ñu koy wax Moussa Rass Diouf ñu bàyyi ko mu nuyoo. salaamaaleykum sama mbokk yi maa ngi siyaar ñëpp lay yow bi nga xam ne yaa ma dalal maa ngi lay siyaar de passage di siyaar waa Prestige ñëpp A ba Z directeur Doumbia sama xarit maa ngi koy siyaar de passage kooku moom sama waay bopp la di siyaar sama mbokk yi éleveurs yi nga xam ne dañ ma seet si di jiital si nuyoo bi sama waajur sama papa Ibrahima Diouf imam ak sama yaay Momi Seck. tey daa mel ni teeru nga ñu de yaa ngi def sa t-shirt def sa casquette ni xaar waa Prestige. waaw gis ngeen ñun moom ni nañuy doxee parce que ñun élevage moderne nañuy incarné ku incarné élevage moderne nag da ngay def le tout quelque chose de professionnel waaw moo waral tey ñu génn fii quoi. loolu am na solo trop mais ñuy dégg ñu naan Moussa Rass Diouf pour ñi lay seetaan te xamuñu kan mooy Moussa. waaw Moussa Rass moom benn tur bu ma créé la bi may dugg si élevage fusion race boobu sax daanaka fi ma toll nii toll ma fa woon mais puisque man damay yëngatu si wàllu race nit ñi xam ma si may jëflante ak doomu aadama yi fu nekk si àdduna bi. te façon race bu nekk lay exporté muy dem gars yi dama ko demandé may dem si yeneen gars yi nga xam ne am nañ ko te omo ko ma koy jël si ñoom di leen koy jox mu yàgg nag gars yi daal may tuuti faras di ma woowee Moussa Rass. am na si benn waaye boo xam ne sax moom mu ngi dëkk Saint-Louis ñaa ngi ko Masek Fall dina ñëw si kam tuuti si émission bi kooku borom race la may wax Moussa borom race. waaw fa la maanaam fa la tur bi jógee. d'accord lu la dugal ci élevage yu pigeon. waaw élevage pigeon moom mën naa ne dama cee. wax ci olof njanaaw yi defe naa. effectivement élevage pigeon yi moom mën naa ne direct la parce que dama judd fekk ko si kër gi ma nekk xale di ko foyee ba mu jar ma démissionné poste di ko suivre nag. d'accord maanaam da nga bàyyi sa profession def ko jël élevage race bi def ko sa profession bàyyi sa liggéey bi nga amee woon poste. bàyyi suma liggéey yëpp concentré si élevage. léegi yow yan race moo am ci biir pigeon. Pigeon y' a plus de 1000 races bu ñu ko doon lim tey duñ ko jugee mais ku ne yaa xool li nga tenté li nga sentir nga yar ko mais pigeon li si nekk ci ay races kenn xam nu toll y' a plus de 1000 races mais si biir ñooñu races yu bëri yooyu yaa xool li nga xam moom nga sentir nga yar ko. mais si biir 1000 races yi xam naa am na par catégorie. effectivement am na par catégorie am na ay pigeons yoo xam ne ay pigeons lourds lañ koy woowee am na pigeons yoo xam ne ñu koy woowee ay pigeons simples. yow si biir 1000 races yooyu ban catégorie pigeon ñoo ci gën a siiw ñoo ci ëpp tur. voyageur siiw na parce que foo dem yaa ngi koy dégg bañ a ba gars yi ñu ngi def ay colombophiles dem ay dëkk ak dëkk di naawal def ay concours voyageur nekk na pitax bu siiw weesoo loolu si pigeon lourd yi parce que voyageur si pigeon petit race la bokk pigeon lourd yi di si gën a siiw Mondé bokk na ci Blanc bokk na ci Romain bokk na ci Strasser bokk na ci ba bay na. tey ñun pigeon yi ñu fi fekk yan ak yan ñoo fi nekk parce que macha allah am na yu bëgg. voilà fii moom am na fi ay Mondé am na fi ay Blanc am na fi tamit ay Pan am na fi tamit ay voyageurs. waaw Moussa ñun dafa am taxaw seetlu bu ñu def parce que boo ne picc rek jaayee nañ ko 300000 tey xaw a doy waar léegi gis nañ ne prix yaa ngi yokk ñii naan 300000 ñii naan 500000 ñii di dem ba ay 1 million wala ay poussière. ci ay picc rek. waaw loolu moom répondre ko dina yomb parce que tamit yomb mooy que ça dépend sur marché bi affaire yi ni muy ñëwee bu mu gën a gàtt rek da ngay dugg si téléphone rek moo gën a gaaw pour explication moo gën a gaaw gën a pédagogie bu ne iPhone 7 ni iPhone 12 iPhone 7 iPhone 12 bokkuñu prix noonu la pitax yi wutee moo tax ngay dégg yenn prix yi pitax dina jar 50000 pitax dina jar 5000 pitax dina jar 500000 nga xam yow mi mardi bi passé jaay naa pitax boo xam ne 500000 laa ko jaay. ci ma ko am na luñ ci for loolu dinañ ci ñëwaat si kanam incha allah. waaw léegi su ko defee prix yooyu bu mu la jaaxal boo ko ni ma la expliqué sànq rek mooy da nga koy xool évolution marché bi ni marché bi di évoluer rek noonu la prix yi di évoluer waaw loolu da moo war a ngay dégg yéen prix yi. mais li jaaxal ñëpp mooy nga jël 500000 ba 50000 au moins def ko ci picc wala si picc bi naawee nag. waaw loolu nag moom bu la si kenn nax képp koo gis mu def ko rek xam moo ne yëg-yëg la xam nga bonheur loo ko gën a jar na ko. man mi su ma fekkee tey ndaw soo xam dama ko bëgg trop attan si def 5 millions tey jii am na koo xam ne ndaw soo si attanu si def sax 5000 francs yëg-yëg la moo war a
yëg nee na base bi mooy yëg-yëg bi yëg-yëg bi mooy tax ngay forcer yenn prix yi parce que li nga gis ba bëgg ko daf lay jaral bu la jaralee nga def ko ci. léegi seetlu nañ tamit sa chiffre d'affaires actuellement macha allah dafa commencé yéeg te tungu ne di teew ñuy nataal yaa gën a maîtriser loolu. waaw effectivement soo ñu mënoon li ko waral rek. loolu moom dinaa ci sawar a tontu loolu dinaa ci sawar a tontu li tax ma ciy sawar a tontu mooy que effectivement li nga wax noonu am na chiffre d'affaires bi mi ngi yéeg mais suñu borom mooy dogal waaw parce que actuellement dafa am. waaw effectivement loolu am na loo xam ne tubaab bi moom la créé mu nekk en vague ak mu nekk en buzz muy Monday Andalou waaw te actuellement gars yi ñu koy jënd cher mais ñu koy am ñu ngi koy jënd par importation ki ma mujjee dégg mu jënd ko ñoo ko Papa Ndaw di doomu Thiès muy jënd coupe à 1 million Dakar la ko jëndee waaw man nag yàlla dogal na dama am ay relation ci biir relation yi ci laa fexe ba am jeunes yi xam li nga xam ne moom laay composé ba tiré loolu yàlla dogal nag ma ko tiré nag topp ko ba ma réussir ko ma ko réussir ñenn ñi nga xam ne ñoom accepté nañ ko ñoom ñoo wax dëgg yàlla bàyyiwutuñ benn produit même l'essence bi nekk sax gars yi jënd nañ ko déjà. maanaam sujet boobu nga xam ne tubaab bi moom dafa ko doon importer di ko indi yow da nga fi toog produire ko sa bopp. wax bi leer waaw li tubaab bi dañ importer man dama toog si place liggéey ko sama bopp. mu juróon la résultat. bu wér a wér bu ñëpp teg bët. macha allah waaw loolu moo gën parce que duñ naan ko wàllu yaan ku ne sa dëkk daa tëggul te gis ne ñoo ngi jëli feneen pourquoi pas yow nga toog fii liggéey ko te macha allah bi nga ko liggéeyee gis nañ ci résultat parce que ñoo ngi seetlu na sa chiffre d'affaires yi passé yaa ngi doon jaayee 500000. te produit bu bees bi jaay nga ci 1 million. 500. gis nañ tamit koo xam ne xaru la dugalal. xaru laadun bu am ñaata mois. le 29 bi la am 3 mois waaw ñu naan ko Doudou Gelor. waaw bergerie Arc-en-Ciel waa Mbour la xar bi sax daf ko bëggoon teg ma ne ko non na bàyyi ba jour anniversaire bi mu indaale ko waa Prestige mën koo jëlaale en direct mais loolu moom lu am la moom xar bi moom féete na boor maa ngi ko décroché 1 million 500 mais pidax yi ñoo ko jënd waaw suma xaalis jënd ma ko suma xaalis quoi pidax yi ñoo ko jënd waaw dama ko jox 4 couples laa ko jox dama ko jox 2 couples yu 500000 ay jeunes ak 2 couples yu 250000 mais 1 million 500. nga jël xar bi waaw. macha allah léegi élevage gis nga ni loolu élevage baa ngi dem ci léegi ay millions nit ñaa ngi ciy tedd nit ñaa ngi ci am ay tur looy wax ñi nga xam ne ñoo ngi toog di ko banaliser. waaw ñàkk xam na rek milieu boo ko xamul rek nga wax ci day xaw a jafe képp koy banaliser da nga ko xamul mais boo nekkee si milieu bi élevage ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu génn ñi xam ne yàlla may na leen ñu génn borom xaalis yi dëgg ay ferme nañu yor. gars yi am yu moyen dëgg élevage nañuy def ak culture c'est 1 pour 1000 amul lu ko gën si kaw suuf te ma xamal leen adduna bi ci la doole te ci lay jeexee te ñu ñëpp d'accord na ñu sommes dans le fait des temps kon élevage day ñëwaat mbay day ñëwaat waaw képp koy banaliser parce que da nga xamul li ngay banaliser mais élevage dara gënu ko dox si kaw suuf c'est 1 pour 1000. léegi yéen lan mooy seen jafe-jafe yéen ñi nga xam ne yéen a ngi yëngatu si élevage janaaw yi damaa déggul olof nag da janaaw loo nekk. non tu as parfaitement ni nga ko waxee noonu la jafe-jafe yi moom c'est très simple mooy état bi moom moo ñu war a gën a jàppale waaw si subventionner alimentation bi parce que alimentation bi métti na trop ci côté bétail bi waaw te deuxièmement tamit ñoom ñoo ñu war a mën a may ay moyens ñu war a mën di exposer à l'étranger parce que y a des concours yoo xam ne ñun ñii war nañu mën a taxaw dem exposer ji si à l'étranger mais loolu état bi moo si mën a subir parce que am na yoo xam ne ça demande des moyens boobu ñu demandé état bi donc moo ci mën a taxaw waaw au moins subventionner alimentation bi mu tane gars yi au moins di yëg ci seen bopp waaw deuxièmement te ñu mañ ay ouverture ñu mën a génne di mën di exposer si foire yu mag yi foire internationale yi parce que man sama mbëbal yëpp loolu la mooy génn dem teewal Sénégal à l'étranger si wàllu volaille. waaw dafa mel ni ku la jàppale nga dem de comme que nit ñaa ngi jëlee produit extérieur yow nga fexe ba am ko sa réew liggéey ko sa réew maanaam ku la pousse teg loxo rek macha allah di nga def résultat. effectivement loolu moom on a donc disconvaincu même pas parce que li am solo mooy bëgg-bëgg bi base bi te bëgg-bëgg mi ngi fi te bëgg-bëgg bu amee rek suñu borom moo bu lay teg bu la jàppalee tuuti ma nga dem sa yoon parce que lépp amour la quoi loo bëgg loo si jariñu. mais bàyyi yéen seen biir mànkoo ngeen. waaw loolu nag mooy Thiès na laay wax Thiès parce que man daanaka loolu Thiès laa ko gis waaw Thiès laa ko gis mooy genre concurrence boobu genre clan loolu Thiès laa ko gis
mais bay ñaan éleveur rek élevage dafa war di boole élevage boole moo ko tax a jóg mais tàkk la war koo jóg. tax bokk bëgg-bëgg moom dañoo war di dajaloo. léegi nag may ñaan éleveur Thiès yëpp ñu bokk ndey bokk bàyyi te bàyyi xiiroo boog ŋaayoo ku ne di xëcc sa camp lépp benn la man daal le message may lancé mooy na ñëpp bokk ndey ak bàyyi te gëm li nga yor même boo yoree benn picc bi jar 100 francs sax gëm ko ëllëg mën naa jar million waaw loolu mooy gëm sa bopp. loolu am na solo trop Moussa ñëw nañu macha allah gis nañu cadre bi ni nga ko defaree rafet na set na entretien pigeon nan la war a demee ci suuf nga koy war a def ci kopp wala nan la war a demee ak humidité beeg yooyu. laa ngi moom lu ma sawar loolu moom naa ci sawar a tontu mais njëkk a ñëw si environnement bi boo gisee ma def ko nii parce que pigeon yi man maa leen jële fi ñu nekkoon andi leen fii te pigeon koo xam si nature la dëkk naturellement pigeon si nature la xam léegi nag comme que nature boobu la xam man nature boobu lay fexe kerewaat ba indiwaat laan seen endroit moo war a nga gis fi fleurs yi. deuxièmement pigeon yi fa am benn terreau boo xam ne dañ koy soxla loo xam ne doo looy jënd sa boutique ba loolu si suuf la nekk loolu pi sax da koy soxla bul ko xañ kon fexeel mu fi muy dëkk mu am suuf ndax mi mën a am ferñeent yooyu muy soxla xam nga bu nekkee si àll bi di ko am si liberté fexeel boo ko privé àll bi andi ko si kër na nga fexe ba liberté boobu mu amoon ak yenn avantage mu amoon nga fexe andi ko si milieu bi nga ko teg loolu moo waral fleur yi nga fiy gis ni ak suuf si. D'accord léegi Moussa yow dafa mel ni yaa ngi waaj benn affaire bu am solo de. incha allah ñu dëgmal ko le 31 janvier bii di ñëw. loolu mooy lan. waaw kooku de moom ñu koy wax deuxième édition Moussa Race waaw ren nag ñu tuddee ko Moussa Andalou ndax innovation bu bees bi parce que àdduna noonu la dañuy ñaan yàlla déwén ñu andiwaat leneen waaw anniversaire boobu waaw maa ngi ciy woo sama doom day yëpp di si woo kulli éleveur di si woo nag sama association bu mag bi nga xam ne moom laa bokk muy ATEPAP. waaw di si woo président filière yëpp parce que bari na ay filière ne si biir waaw bokk de filière si association boobu association bu mag la ba ami kayit man maa ngi si biir nekk membre maa ngi ciy woo ñëpp A ba Z waaw di si woo président ba si suuf à 10h si suba lay commencé incha allah rabi jeex 20h si ngoon dina champion dañ fi daje dinañ waxtaan fi jëm si wàllu élevage yaatal partage connaissance bi may occasion ñi nga xam ne danaa gisante à distance par téléphone naa la ñu wax. ñu amuloon occasion pour ñu mën a gisante à l'œil nu parce que bàyyi na si ñoo xam ne ñu ngi jëfante pendant 4 ans 5 ans 6 ans mosu ñoo tegante bët te événement yi mel nii daf leen may occasion pour ñu gisawaat li gën a waral anniversaire bi loolu ci la bokk. anniversaire foo ko nar a defee. incha allah bi fii ñu toog ne nañ koy defee. D'accord léegi Moussa yéen lu tax jigéen ñi élevage bi maanaam góor ñi rek a ci nekk de. si am nay jigéen dafa bareegul nag mais man maa ngi si combat boobu moom. maa ngi ci bu baax. benn ulimata ñëw yor kiyam bergerie wala yor ay pittaxam mais ñoom dañu ko jël xaw ma góor ñi yéen a jël féete woo ko bàyyi ñu rek xam nga ñun tamit ñun ñoo daw. nu fa demee jigéen ñi ñoo si soow mais am na ay benn ñu ne si biir mais incha allah dina def le tout ba gars yi yeneen xale yi jigéen ñi gën a dugg man mii combat boobu maa ngi ci dèjà maa ngi ci jéem a intégré ay ni parce que anniversaire bi invité naa si pas mal de jigéen yoo xam ne pour au moins ñu gis liggéey bi au moins mën leen pousser virus bi mën leen jàpp quoi parce que bu virus bi xasee dugg rek jeex na. parce que déjà sax est-ce que am na jigéen bëri na jigéen yuy présenté émission élevage. daa mel ni bëriwul. déjà loolu rek atu la. macha allah. kon sama mbokku jigéen ñi daw si leen gaaw élevage bi am na solo lool te war ngeen cee gis seen bopp yéen tamit ban conseil ngay jox ñi bëgg dugg ci élevage ak amour bi. conseil bi may joxe daal élevage moom base bi mooy bëgg-bëgg bi waaw la ciy fekk nag loolu la cee fekk mais base yu élevage moom mooy bëgg-bëgg bi amul yëg-yëg bi amul bëgg-bëgg bi parce que boo amul yëg bi amul bëgg-bëgg coono bi ci nekk ak dépense bi ci nekk doo ko ci mos a def. parce que mit boo xam ne si côté coono si côté dépense kooku bëgg-bëgg donc moo ko mën a satisfaire mais bu fekkee bëgg-bëgg nekk fa doo fa xaar coono ba doo fa xaar dépense bi kii jël 500 000 du ko dugal ci pédale loolu du ay caaxaan kooku tolluwaay moo ak foofu kii xëy fa yow 5 heures du matin ne ci casem ba 13 heures loolu bëgg-bëgg la fii su ma fii chaque jour ma xëy ma ñàkk xëy 5 heures du matin laa yegg fii. xaaruma ci doom xaaruma ci jabar xaaruma ci rak xaaruma ci kenn fajal. deuxième famille. jeex na waaw mooy sama deuxième famille te travaux yi bu ne 5 sur 5 ñu ngi si 2/5 bi kon ça veut dire des na travaux yi fii des na bu baax a baax
te lépp pigeon ñoo koy def sama dërëm du ci dem sama 1 franc du ci dem lépp bi daal ñoo koy defar ñoo ko defar ba mu àgg fii ñoo koy àggale incha allahu rabbi. daa jur moom ak suuf moo yem loo ko lebal rek da la koy delloo. loolu man Moussa maa si xam daal. Moussa ban looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo daal mooy que di leen sant yéen di sant sama xarit sama doom lay Pape Doumbia kooku sama waay bopp la wax dëgg yàlla defal na ma teraanga ba taay ba si émission bi moo ko fay kon boog teraanga moom si moom la fekk baax yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw di sant nag sama waa jële toog ñaa ko Ibo Boulan Ndiaye Boulan waaw kooku moom sama doom ndey la ba pare sama associé la waaw parce que bàyyi na fi ay sujets yi nekk fii daanaka man ak moom ñoo ko bokk di liggéey mu nekk nit ku maanu nit ku jub nit ku doylu te loolu du jafe si àdduna bi ñu toll nii nit ku jub nit ku maanu nit ku doylu barke borom Tuubaa di ko ñaan jàmm ak salaam rek waaw naan ko man Moussa def naa ko sama associé numéro 1 ba pare mu nekk suma xarit nag tamit lu dëgg su man te lépp loo xam ne am naa ko rek moom Iba yéen naa ko parce que yàgg na ma defal teraanga ba démb rek moo si mujj am na si ay naissance yu ma juddlu ñaan ko Albury waaw fa benn pigeon bu yéeme bu tudd Albury pigeon boobu daanaka at mi beñoon na si jur mu yor si du ay caaxaan pigeon boobu du ay caaxaan parce que actuellement yor na fa doom yoo xam ni ñu ko ciy fay xaalis bu bari mais fukki xelam xalaatu jaay ko parce que bu ko jaay mooy jaay na avenir am loolu à suivre lay doon. loolu kéemaan la xam naa dinañ ci mës a ñëwaat. dinañ si ñëwaat waaw kooku Albury. waaw am na lu ñuy préparer gars yi de sa mbokk. waaw ñu ngi préparer gars yi yéen affaire bu doy waar mais loolu moom xam naa dañ si ñëw tuuti rek waaw waa Mbour yi sama mbokk Mbour yi waaw maa lay préparer loo xam ne incha allah rabbi boo leen accès di ngeen kontaan newoon naa leen daal kees yi da ngeen koy yóbbu ñu ambale ko. waaw mu fi indi benn kees bu ñu ambalewul kees yi nañ ko yóbbu fay gars yi ambale ko parce que liñ ciy def du ay caaxaan ay àndulu dañ ciy def yoo xam ne Moussa Diouf àndulu moo ko liggéey war jaay naa si wax dëgg yàlla pas mal de couple war naa ko lever si anniversaire mais du ma ko def si n'importe quelle kees yu spécial la koy def ko waa Mbour yéen moom loolu leen bi waajal nag loo ciy wax. waaw émission bi ñuy waajal moo war ko c'est sama ñaar naataango bii di Ulay waaw kooku moom maa ngi ciy woo sama mbokk yëpp. képp koo xam ne yaa ngi bëggee Moussa Diouf ñaa ko Moussa Andalou maa ngi lay woo si émission bu soreetul dara dañ ko doon incha allah si fan yu gàtt prestige moo say de jokkoo ko incha allah ma Ulay waaw xam naa di leen jox dig daje rek kon xam naa incha allah ba bëre ñoon incha allah rabi. incha allah Moussa kontaan nañ amoon nañu mbégte vraiment dalal la macha allah émission bi neex na accueil bi neex na te xam naa may dem dinaa yóbbaale pitax maag aada. loolu moom mën naa nekk parce que xam mën naa nekk mooy que àdduna fii lépp bokk la àdduna lépp partage la surtout élevage bi képp koy dundee partage di nga si am lu kawe sa njot Moussa maa wax loolu mais képp ku koy dundee si yow bopp yaakaar ne lépp yow la rek yaa ngi nax sa bopp parce que mbir suñu borom la bakkan nañu yor ma wax gars yi tamit na ngeen ci def seen kéemtalaay kàttan ba nay set élevage bi. ku ci bëgg a jariñu man Moussa maa leen koy wax nay set barke borom Tuubaa ba setul doo ci am dara parce que ñi ay borom bakkan la seen wërsëg suñu borom da koo jaare sa loxo ñoom ñu ba am wërsëg dund ba leen dox nii ak fi ma ne kaar bi may def nii du su man de seen wërsëg laa leen delloo bi tax yi su ma si jaayee 500000 di lu ma bu baax su ma si jaayee 500000 man 150 laa ci am 350 ñoom ñoo ko moom li koy firndeel mooy fii nga toog nii waaye fois Moussa dama bëgg mësaw def seetaan benn interview sama benn naataango sax bu nekk prestige moo ko defoon ñu won ko benn pitax ne ko 300000 lay jar mu ni ko léegi bu naawee nag te ñëpp idée boobu lañ ci am. waaw gis nga damay faral di dégg ñaan alal bi naaw du alal fii ñëppay génn tey dafay jar 500000 ak 250 300000 ñëppay génn tey ngeen filmé ngeen gis fii léppay naaw li tax waxal lool mooy alal borom moo koy sàmm. man ñi damay sàmm boo xam ne fu ma bëgg ñu dem fa duñ fa dem jeex na. kontaan nañ Moussa ñu ngi lay jaajëfal di la remercier di wax tamit sa mbokk éleveurs yi nii la rek def leen ni Moussa wala ngeen def ni yeneen émission yi passé woo leen waa Prestige ñu ñëw seen kër sekk ak yéen waxtaan ngeen fësal li ngeen di liggéey ndax macha allah li ngeen di liggéey dafa am solo parce que ay pigeon 300000 500000 xar ay 1 million 40 millions autant pour moi nga téye ko sa kër te
te fësaloo ko tamit amul solo ku ci bëgg rek suñu numéro commercial yi ñoo ngi ci suuf te am na émission bu mag bu ñu leen di waajal ànd ceeg Moussa mi toog suñu passé anniversaire bi incha allah lépp pour jàppale leen. di remercier sama technicien Cheikh Fall ak Ada Goté di remercier équipe bu Prestige Thiès bi yëpp di leen remercier yéen ñi safoo di suivre seen télévision régionale la Prestige TV merci beaucoup.